يكفيني أقدار يا الله سعي بقاء بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أقيم بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي اللي اخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي اللي اخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر الكل يا الله يا خالق الخلق لما أساء أبدا بالبر والسلي والرلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدعونا سن وخلي الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yéen mbokk jullit yi yéen mbokk taalibe yi kenn ku ne ñu ngi nuyu si sa tur ak si sa sant tey ñaanal sëriñ Muntaxa Basiru yàlla na fi yàgg te wér te di leen fàttali rek ni tey jii académie Daaru Minam mi nga xamante ni depuis njëlbéenu université ba léegi ñu ngi taxaw di ñu assister ci li feeñ ak ci li nëbbu ñoom it ñu leen di sant bu baax a baax a baax waññeeku nag jëlaat cant gi jox ko Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom mooy président directeur général bu Touba Matériaux nekk un ancien opérateur économique
nekkit le maire de la ville de Touba mu nekk responsabilité yoo xamante ni wax dëgg yàlla état Sénégal jox na ko banque mondiale jox ko kon tey jii bu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jëlaatee responsabilité yooyu ak confiance boobule tegaat ko ci kawam tax na ba nga xamante ni depuis booba ba léegi mën nañ ni depuis 2019 ba léegi amatul nelaw amatul toogaay ñun ñii fi nekk ak moom it am na luñ ci xam nañ daan liggéey bu njëkk bokkut ak ni ñuy liggéeyee léegi parce que nee na lii ko sëñ bi sas nekk na loo xamante ni moo ko gënal lépp lu mu mës a am ci wàllu liggéey ci àdduna bi ba tax na donc muy guddi muy bëccëg mi ngi ci te it aussi ñu nit mi ngi ñaax ci loolu defloon nañu ay planning defloon nañu ay méthodologie defloon nañu ay situation de travaux yoo xamante ni yëpp dañ ko étayé par ay plan d'action yoo xamante ni ressources humaines bit aussi bu mat teg na ko ci biir loolu it nag mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla dafa jéggaani matériel yu bari yoo xamante ni ci wàllu liggéey bi la jëm yii jotoon nañ ko wax waaye du ñàkk ñu am luñ ci baamtu lu jëm ni ci centrale à béton ak lu jëm ci pompe à béton ak lu jëm ci logistique bi nga xamante ni moo ci war ba ci laboratoire bi nga xamante ni moo ko permettre bureau de contrôle international bi ñuy wax SCAC mën a def liggéeyam te du sonn wala du fi déplacé wu di dem Dakar di dellusiwaat ñuy santit nag maam Thierno Mbacké mi nga xamante ni moom mooy coordonnateur des travaux bi nga xamante ni moom ci wàllu maître d'ouvrage moom la ñu jël responsabilité yi jox ko ginnaaw Serigne Bass Abdou Khadre di santit nag les maîtres d'œuvre yi nga xamante ni kii di Thiaw Kandji ak Ibrahima Niang ñi nga xamante ni ñoom ñooy architectes yi ñoom it ñu leen di sant te it di santaat ñi nga xamante ni topp nañ seen ginnaaw loolu nag ñu def benn résumé bu gàtt rek pour di wane ni taalibe yi lépp loo xamante ni ba ci man mi joxe woon nañ ko gis naa ni Serigne Mountakha Bassirou def na lu ko ëpp ci chantier bi kii nga xamante ni mooy Abdou Lahad Ka lépp loo xamante ni jëlee na koy ci chantier bi ci Serigne bit man am naa lu ma leer nit def na fi lu ko ëpp parce que jëlee nañu ay décompte ci yeneen chantier yëpp dugal ko fii parce que xam nañ ni fii moom lu fi waay def du réer parce que Serigne bi joxoon na ko ndigal yoo xamante ni mi ngi ciy sukkandiku ba fii may wax ak yéen lu toll ci ñaari at a ngi ni yoo xamante ni ku fi liggéey doo xaar fin du mois fukki fan ak juróom yu ne ñu calculer lu fi waay am jox la ko am na ci liggéey spécifique yoo xamante ni liggéey yu metti la yoo xamante ni liggéey yu doole la yooyu moom nëgës xalas la ku wàcc ñu fay la kon nag yooyu yëpp ñu koy sante Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni wax dëgg yàlla amul guddi amul bëccëg ba nga xamante ni instant bi ñu toll nii situation bi dafa toll foo xamante ni ci ñetti zone yi nga xamante ni Touba Matériaux mi ngi fi intervenir ñetti zone yi di administration di majalis di UFR sciences islamiques et langue arabe nekk 9 bâtiments au total ay bâtiments la yoo xamante ni au total ñu ngi ci 26 700 mètres carrés couverts ci biir loolu nag ci veillu màggal gi nga xamante ni bi màggal gi jub si sëñ Mountakha ñëw na fi jël nañu ñetti bâtiment yoo xamante ni dañoo yëkkati caabi yee jox ko ñetti bâtiment yooyu ñu ko jox caabi yi moom mooy UFR sciences islamiques et langue arabe ñaari bâtiment yoo xamante ni benn bu ci nekk 2400 mètres carrés la ak majalis grand modèle bi nga xamante ni 4800 mètres carrés la bâtiment yooyu bi ñu ko joxee caabi it aussi liñ naan kër du pare parce que lu fas daw nga làbbali parce que ginnaaw bi ñu ko joxee caabi it amul umpule que ni kii di sëñ Badiou nga xamante ni moom mooy recteur bi nga xamante ni moo yore service pédagogique bi ñoom mën nañoo commencer seen année scolaire ci ren ji puisque ñetti bâtiment yooyu dinañ ko ci dollil yeneen ñaari bâtiment mais li ma bëgg a wax foofu rek mooy ñetti bâtiment yi ñu ko jox mooy que ni biñ ko koy jox booba fekk na forme de pente yi moom la ñu àggalewul woon ak étanchéité ba parce que loolu pour nawet bi ñëw ëllëg donc loolu moom lañ doon àggale ci bâtiment yi ak ay retouches yu peinture ak ay retouches yu pas plainte mais plutôt ay retouches yu revers d'eau yi nga xamante ni dañuy sóoraale personne à mobilité réduite yi maanaam mooy ñi nga xamante ni dafa am lu ñu manqué tey toog ci pousse-pousse pour ñu mën a yéeg ci bâtiment yi ak it pour ñu mën a dem ci toilette yi yooyu yëpp dañu ko doon sóoraale mu nekk ay détails yu ndaw ndawaan yi beneen bu mujj bi nag mooy que ni
fii dafa nekk assainissement général mais ci biir assainissement bi nag comme bâtiment yëpp pareeguñu donc assainissement boobu demagul donc il fallait ñu trouver solution boo xamante ni bâtiment bu nekk ñu defal ko benn fosse individuelle boo xamante ni dina permettre utilisation yi man ko utilisateurs yi mën a utiliser toilettes yi en attendant que ñuy def égout yi nga xamante ni moom moo war a jaar ci biir bâtiment yi kon instant bi ñu toll nii daal wax dëgg yàlla ñun de en tant que des ingénieurs ki des techniciens ki des chefs de chantier ak des responsables fii sur le terrain ñi ngi sant Abdou Lahad Ka ci benn position maanaam liggéey bu toll nii di université boo xamante ni université Cheikh Ahmed Bamba la kii di sëñ Mountakha Bassirou Mbacké am confiance jox ko wax dëgg yàlla jël na ko teg ko fi mu ko war a teg parce que tey jii ñi nga xamante ni ñoo fi njëkk a def stage ñooñu actuellement ñu ci bari ñi ngi Sabodala ñi ngi ci yeneen i entreprise ba ci ay CSE kii ay Eiffage ñoo xamante ne actuellement jëlee nañu fii ci liggéeyu université bi rek jëlee nañ fi xam-xam boo xamante ni lépp ci méthodologie ak organisation bi fi Abdou Lahad Ka tegoon la te it ba terewul it duñ ci ñàkk boole li nga xamante ne mujj naa am muy waa ministère yi nga xamante ne ñoom ñooy ministère de l'emploi surtout la direction de l'emploi en la personne de madame Dieng mi nga xamante ne mooy coordonnatrice générale bi en la personne de madame Diop mi nga xamante ne mooy yore seen service de communication pas plus tard que semaine passée rek ñëw nañ fi te bañ fi ñëwee toog nañu ak Abdou Lahad Ka toog ak personnel bi toog ak ak stagiaires yi toog ak ingénieur sortant yi doog a génn nga xamante ni ñoom dañoo dem ba ci biir ñu gis méthodologie bi nga xamante ne murid yi teg nañ ko ci université bi waxuñu wax côté financement mais plutôt côté méthodologie de travail moo tax ñu wàññeeku ñëw daal ni kii di Abdou Lahad Ka di Touba Matériaux dañu signer partenariat ak moom mu nekk un partenariat gagnant-gagnant pour ñu jël personnel les nouveaux recrues dugal leen ci biir liggéey bi jël les anciens yi nga xamante ni demoon nañ ba seen liggéey nar a sooxe ñu dëgëraatal leen ci biir liggéey bi ba pare jël ñi nga xamante ni nag wax dëgg yàlla ay ingénieurs lañ ñoo xamante ni génn nañu te mosuñoo liggéey te it aussi wax dëgg yàlla liggéey bi jafe na leen donc yooyu yëpp partenariat bu ñu def boo xamante ni plus tard que semaine bi passé rek ñëw nañ fi ba indi fi 22 personnes yoo xamante ni ministère de l'emploi moo leen fi indi en la personne de la direction donc l'état sénégalais jël na 22 personnes yoo xamante ni indi na ko fi Abdou Lahad Ka it aussi wax dëgg yàlla nangul leen ko mu nekk benn partenariat boo xamante ni convention la bu ñu def mu nekk une convention gagnant-gagnant entreprise bi mën ci gis boppam ministère mën ci gis boppam état bi gis ci boppam it aussi employé yi nga xamante ni mooy soit employé yi nga xamante ni mosuñ dañoo amul woon liggéey te ñu dugal leen ci wala ñi nga xamante ni dañuy doog a génn ñu jël leen stage ak ñiy doog a génn it ñu jël leen comme emploi au moins pour une durée de 2 ans kon yooyu yëpp ñi ngi sant nag yéen ñi nga xamante ni yéenay académie Minam bi nga xamante ni tax ngeen ba nga xamante ni lépp luy suñu doléance wala lépp loo xamante ni mooy li nga xamante ni mooy li fi xew ak lépp loo xamante ni moom la taalibe yi bëgg a xam te it aussi taalibe boo xamante ni yëkkati nga sa dërëm it aussi joxe ko mu nekk addee boo xamante ni université bi moo taxit jàpp leen ni Serigne Mountakha Bassirou def na fi loo xamante ni actuellement nangul sax ñu wax ko ci loo xamante ni ci financement la parce que lépp luñ fi def bu dee lu baax mu ni lu gën laa bëgg bu fekkente ni loo xamante ni ñi ngi sikki sàkk mu ni dindi leen wala defal leen ma lu baax ba tey ji instant bi ñu toll nii amu fi benn œuvre boo xamante ni balaa ñu koy def du am contrôle du am autorisation boo xamante ni mooy permettre soit autorisation de couler wala mu nekk benn fiche technique bu ñuy demander wala ñu indi échantillon boo xamante ni dañ koy xool ba ñëpp saytu ko ñu bokk ci juboo xam ne que lii buñ ko fi defee dina am durabilité te dina nekk ci li nga xamante ni ci dernière génération yi la kon nag tey jii ñi ngi santaat Abdou Lahad Ka bi nga xamante ni ci en gros joxe na ñetti bâtiment ci màggal gi fas yéene joxewaat yeneen ñaari bâtiment ci fan yu néew muy juróomi bâtiment yoo xamante ni dina ko joxe ci juróom-ñeenti bâtiment yi mu des fi ñaari bâtiment yoo xamante ni lu mel ni restaurant bi nga xamante ni moom it prévoir nañu pour joxe ko mu des fi donc ñaari bâtiment yoo xamante ni benn bi bibliothèque lay doon bi si des amphithéâtre bi lay doon rectorat bi nga xamante nag mooy administration bi nga xamante ni mooy administration université bi boobu moom gros œuvre am nekk na 100% mais dafa des nag ay seconde œuvre boo xamante ni lu jëm ci nga xamante ni ay GTB yi nga xamante ni moom mooy gestion technique bu bâtiment yi ak yi nga xamante ni vidéoconférence yi la ak yooyu moom mooy li nga xamante ni moo fi des ak ay mur rideau yoo xamante ni dañ ko def yoo xamante ni dañ ko ci ajouté ginnaaw bi mais sinon kon bâtiment boobu doon na ci bokk.
te gis naa nit aussi bu ma gisee Mountakha Gabon dinaa ko waxit parce que it aussi li ñu naan communication service communication dafa jafe te dafa nekk loo xamante ni à chaque fois il faut nga def ko noo xamante ni pour mën a montrer une certaine réalité parce que communication boo xamante ni li ngay wane du dëgg amul njariñ mais li nga xamante ni da nga koy wane muy dëgg mu wóor nañ ko lii dëgg la loolu dafa nekk loo xamante ni lu am importance la kon tey jii moom wax dëgg yàlla académie Daara Minam moom gàcce ngalaama waaw wax dëgg yàlla waaye nag académie Daara Minam bu demee ba YouTube am ci moom confiance yeneen organisme international de presse yi am ci ñoom confiance ba jox leen ay raaya kon loolu dafa nekk loo xamante ni ñun gàcce ngalaama on vous félicite tous.